mbokki internet maa ngi leen di jaajëfal ma am mbégte ànd si ak yéen ci reportage du jour bu leen kiwloo di indil mooy par rapport ak chirurgie esthétique bu ñu nemmeeku temps yi ñu gis ne li nga xam ne mooy xale yi jigéen ñi jël nañ ko torop ba nemmeeku nañ ci ay yeneen di ci am yoo xam ne ni ki du lu ñuy rafetlu ñu dem gis population bi xool ñoom ban jàngat lañ ci am. fi mu ne nii de àdduna xam nga fi mu ne jayante bee fi ëpp doole waaye su ma sañoon ñi waxante dëgg ndax nit moom tey jii nii boo jëlee sa bopp ni la yàlla def nga teg ko def li neexul yàlla boobaa suñ borom du la seetaan am na ñu koy def nag bari na de mais daal su ma sañoon daal nit moom da ngay gëm sa bopp daal ndax yéen ñii xeeb sa bopp la suñ borom du la bindee ni mu bëggee yow nga dem ne da ngay def li la saf bu boobaa yàlla da lay seetaan nag ka ngay nekkal mooy waral dee yi di am ak yooyu yëpp dafa am nag yu feeñ ak yu fees yi nëbbatu moo ëpp yi feeñ te réew mi toll na foo xamante ne loolu dañ cee war a jóg parce que doonul loo xamante ne tey xale mun na ko gis day defe ne lu baax la. baaxul moi je peux pas payer des millions pour changer ni ma yàlla bindee xam nga lu war a loolu perte de valeur y a plus de valeur y a plus de repère au Sénégal l'internet maintenant est devenu comme par exemple le quotidien des Sénégalais ce qui est valable chez les tubaab chez les blancs n'est pas valable chez nous parce que ñun dafa am fu nu jógee ñun yàlla daf ñu teral der bu ñuul ñu am ay repères ñu sunu yaay yi doon def ñu sunu yaay doon def c'est diamétralement opposé par rapport ak xale jigéen maintenant il y a l'influence de l'Occident tu sais quand tu perds ta culture tu es entre deux cultures tu es à cheval il faut l'une des cultures prime sur l'autre looloo tax sur bi en plus l'internet non day influencer bu baax day yàq dafa yàq moi j'aime pas l'internet il faut qu'on puisse régulariser l'internet parce que internet bi mu ñëwee ba léegi il y a des dérives moi je vois des lives ñu war ñu live parce que dañuy inciter nit ñi vers la débauche lu bon te xamuñu loolu te àddina yàggul jigéen dundam yàggul y avait de très très belles femmes ana ñu tey suuf lekk na leen te mosuñu def chirurgie esthétique nan xalaat ni leen yàlla bindee demain ils vont rendre compte à yàlla mais xam nga lu war a loolu perte de valeur gëmuñu seen bopp ni la yàlla bindee bàyyi ko noonu nit dina la bëgg parce que yàlla moo la di boole na la ak nit. leen dëgg dañ lay fekk ngay xollee laaj gëm sa bopp daa mel ni kii xeesal rek tey ji bu gëmoon boppam du diwu kon tey ji boo ne tey damay wuti aas loolu yàgg xeeb sa bopp la nit da ngay gëm sa bopp jigéen waru xeeb boppam te loolu noonu da leen di lambaloo loo xamante ne boo koy def yaa ngi xalaat ki koy def ma gis ko si internet bi damaa gis muy raam mënul jóg te dégg naa ba mu koy def da doon dox normal mais bañ ko jamee pikiir yi ba may jóg ma ngi koy seen mu jàpp robb ba nga xam ne loolu déli la tey jii ñun de ñun xamuñu loolu te yàlla buñ ko xamit fi ñu koy defee yàlla buñ ko fekkee te ñii di ko def nii kuñ si mën a jàpp damm tëj la ba damm caabi ji dañ lay jàpp tëj la ka kay def ak ka lay yóbboog fañ koy defee ak ñëpp ba bokk àtte ca yàlla nit du xeeb boppam man gëwuma yoon. parents yi parents yi mënuñu démissionner xam nga parents yi mënuñu démissionner waaw certes il y a des parents qui ont démissionné c'est que quand tu as des enfants plus particulièrement des filles ñu am maturité et qu'ils gèrent la maison là il y a une fuite de responsabilité sa doom da nga koy mënal ba keroog muy mën a jàng da pare muy pare jàng insister sur l'éducation jàng ma xool fu muy dugg xool fu muy génn mais quand tu vois des enfants de rien du tout di ànd ak ay mag quand tu vois des enfants de rien du tout di am ay faru mag di dem fu leen neex tout ça réseaux sociaux tout ça et puis nos musiciens là c'est que ils ont un aspect très négatif sur la vie des Sénégalais duñu référence fi benn musicien mooy fait référence sur ñu des ñëpp c'est que dañuy tendre vers la débauche et puis nos télé là ils ont une part de responsabilité éducation dafa metti père de famille dafa metti tu te lèves tôt tu te bats pour ta famille parce que tu as une responsabilité mais da ngay éduquer mbedd mi éduquer parce que derrière y a la télé y a l'internet. xam nga internet tey jii soo si basé woo da ngay réer liñ lay wan ak la ñuy def bokkut man de man du ma roy ci ay internet man pour man liñ may wan nii man ma xool télé bi sax moo ma gënal internet basé wu ma ci ñoom. gën a lambaloo kaay ma wax la góor aka bëgg fu muy raay waaye aka bëgg ku gëm boppam ñun ñoo ngi nii ñuul ah te teewul ñoo ngi toog di gérer ànd ak suñu àjjana depuis ñu am 15 ans ñuy seeg suñu jëkkër dara soppeekuwul kon laf cat suma xaali xii na ku si gëmul sa bopp nag bëgg góor ba tax nga changé sa rythme yaram
aha yaa fa dee loolu ku ko nekkee xoolal sa bopp te kaama xamal la ki koy def dee suñ borom da lay lakk parce que xaru la dañoo wax xaru ay da ngay tàndal sa bopp ak yooyu non non xaru bii moo gën a efficace. mais yàlla moo ma binde j'ai pas choisi moi nu ma binde yàlla moo ma binde noonu et j'accepte tu as compris yàlla moo ma binde dama koy accepter pourquoi may def chirurgie esthétique pourquoi ça c'est le beau c'est que le beau c'est que c'est la face de l'iceberg baaxul mais moi je sais pas c'est que nit du am xol bu soxor ki gaañu yàlla na ko yàlla yërëm mais loolu du cëru sénégalais et puis quand on dit les influenceuses il y a pas d'influenceuse ñun xamuñ mos xam ne influenceuse lan mooy influenceuse mooy lu bon képp ku nekk influenceuse ci Sénégal TikTok bi amoo kilifa ni daa am kilifa da ngay sóor nag loo fi def ëllëg dañ koy nettali say dooma sa yaaya fi defoon lii sa yaay sa ainsi de suite ñu dem ay valeur Sénégal amatuñu valeur ndax internet tu as peur tu as une fille tu as peur toi la solution c'est quoi mooy jigéen ñi dellu fan war a dellu xam seen bopp toog seen kër baay toog seen kër ndey xam nga boo nekkee ci conditions yu difficile sa yaay di togg añ tëbb si reer da ngay gore nit dina la fa fekk jël la am sa ngërëmu ndey paa yi tamit nañu gore xam ni tamit yàlla mooy maye munoo père de famille munoo am sa doom mu lay indil dépense doo ko xam fu mu ko jëlee ni dem ay valeur tant que valeur yooyu wàcc ñu ko tant que valeur yooyu téyewuñ ko bu baax non ci musiba la ñuy dëkk mais c'est que c'est pas munoo comprendre chirurgie esthétique mooy lan c'est pourquoi quel est le but de ça attirer les gens ñu ñëw ci yow xale yu góor yi c'est pourquoi pour exploiter leen am far fii am far fii. ñu naan ay soo koy def nee nañ da nga war a am graisse war a am poids mais poids boobu ñu lay laaj pour lan la xam nga loolu tam question la mar naan man du ma tax a naan petite man pour man jigéen da ngaa war a naturel ki lay bëgg na la bëgg ngir noonu bu lay jàpp mu jàpp la ngir noonu ndax kat góor ñi tamit il faut ma wax ak ñoom soxna yaa koy tànn kii jur sa yaayu doom kooku yaa koy tànn kenn du la ko tànn ay aas mayewu ko gis nañ fi ko am aas musu dégg ndong sax dañuy ñëw raay ko ba aas yi nor moo waral lii ñu jëlaat nii man sax comprendre naa sax yi ma doon dégg ay temps ñuy sol ay baayu ànd ak ay wut ay kii éponge ak yooyu man loolu sax comprendre naa après nga simmeeku waaw monté yooyu mais loo xam ne dañuy jël opéré say xàpp ngeen baal ma ci waxin gi ndax fii nii booy wax karaw da ngay wax karaw bi karaw poqotaan la wala karaw lan la pour xale yi dégg la moo tax mu tudd xàpp yooyu noonu maa ngi jéggalu nag bu dee ëpp na mais tey jii xàpp yoo xam ne dañ ciy branché ay mir def ci ay courant di la ko jam ne dañ lay opéré ah waaye loolu waay xaru la nag man góor jaralu ma ko. waaw mais am na góor ñoo xam ne amuñu repère amuñu valeur góor day am valeur am charisme xam ni am na ay sœur li nga dul def sa sœur nangoo ko def sœuru jàmbur moi je vais jamais dire à une fille que tu es da nga jeex da nga non jamais tu es bien comme ça bàyyil noonu yàlla mën na changer mais regarde les plus belles filles du monde Lady Diana Winston anañu suuf lekk amuñu chirurgie suuf lekk na leen mais Sénégal léegi loolu leen jël chirurgie esthétique dama dem di chirurgie esthétique il faut que ñu seen life ñu koy arrêter que l'état tapé ci table ji ay life mais dañoo am ay rakk ñun on a peur hein dañoo am ay rakk am ay doom man mi ma lay wax doom bu jigéen la mais j'ai peur hein gis naa comment ça se passe dans ce pays quand je vois à la télé certains clips xale di déhanché damay ragal gars yi di ko cautionner quand je vois certains animateurs di cautionner affaire yi tu as compris c'est soi-disant influenceur te duñu dara lan mooy influenceur tu influences qui c'est pour inciter les gens à la débauche ñëw leen bon nga xamuñu loolu fii ay nit ñu baax a fi nekk ay nit ñu baax ay doomi kilifa ay nit ñu baax am na ay nit ñu baax boo amee doom bu jigéen sax yow da ngay tiit mais yàlla mooy sàmm. balaa caag ma solu labbe bañ a xam góor si kër sœur yi laay dem solal ma robbu mais bëgg lu neex góor may dem di wuti aas yoo xam ne du naturel ci man xanaa xamoo jigéen ñu bari seen sëy mi ngi dans le coma
ndaxte sëyu internet la nañ lay xoolee ak nañ lay gisee booy simmeeku góor bi di suur nee nañ jigéen góor dëgg bu bëggee soxna dëgg da lay fekk ngay soog a yeewu mbaa ngay këppi mbalit mais du ay monté en sec teqef yooyu mel ni damu firaaw na non man j'aime pas man bëgguma yooyu man jigéen da ngay fidèle naturel man ni ma fidèlee ci waa ji noonu laa naturelé sama yaram maa ngi nii toog xëy waroon relax du ma ko relax samay laaj laa yor di xool li de parce que damaa lekk ñeent ak terrasse nit da ngay gëm sa bopp tey uude nu mu la gisee la lay ëwalee tey góor bu dee daf la gis ngir ans bu ans yee demee mu bala jigéen da ngay naturel man loolu laa gëm quoi. conseil bi ma leen di jox mooy kuy roy da ngay roy lu baax yaa ngi dégg tepp nag moo gën yuréet te gis nga lii yéen tuuti rek ngeen gis li ci kanam may gën a garaaw parce que xale yi jël nañ ko sérieux te loolu du yoon liñ jël nii am na ñoo xamante ne nag ñu ngi koy xool ay xale lañ day doon habillage ci ñoom dañuy jéem a essayer mais su ma sañoon ku ne xam nga fi mu ne nii ndaa amatul ci kër mi am na kër yoo xam ne boo duggee fekk fa ndaa moom lañ lay may nga naan fi ndox daan taa saa yu demee fekk fa tepp kon dama ne lii ñu nekkee nañ ko bàyyi jekkul yiwut ku ko nekk war ngaa xoolaat sa bopp su nekkee nag looloo leen di may jëkkër dañuy gën a lamba ñun de ansuñu maa ngi nii de ansu ma de te tey àjjana daf maa bëgg. ca conseil xale jigéen ñu toog jàpp ci yàlla muñ dem uti liggéey bañ a focus ci xale góor yi toog lu nu bon dina am sagaru jëkkër bàyyi chirurgie esthétique bi ñu def seen bopp te bàyyi seen appartement yi ñuy loué bàyyi sàngara yi nii naan jigéen du naan sàngara bàyyi tox bi ñuy tox. kii ñoo ko déggandoo muy lu am solo par rapport ak population bi lu ñu wax di ñaan xale jigéen ñi ñu gën a dellu ci li nga xam ne mooy naturel te xam ne ni li nga xam ne mooy esthétique chirurgie esthétique du luy mucc te ñu ngi ñaax xale jigéen ñi ñu gën a góorgóorlu ci seen apparence aussi ñu bàyyi li nga xam ne mooy body shaming bu ñu leen di def di naan diw dafa lii diw dafa laa ñu ngi ñaax à ce que nit ñi gën a bàyyi xel ci lu ñuy wax par rapport ak xale jigéen ci seeni forme ak yooyu ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen